mbokk asalaamaaleykum ñoo des waxtaan ngeen seen télévision nationale jot leen xibaar ne taatanal ci subaak léegi ci bopp xibaar yi tolluwaayu feebaru coronavirus ci Sénégal ñu jàpp rek ne téeméer la ak ñeent fukk ak ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañu fukk ak ñaar ñoo ci yees juróom-ñeent it wér nañu incha allah dinañu ci ànd ak jawriñ gi ci anam yi mu gën a yaatoo. AIBD di aéroport bi nga xam ne que rek wéet na loolu Covid 19 bi fa jaar wane boppam bu baax a baax fi nga xam ne buntub Sénégal ci wàllub jaww ji yëpp a ngi ni tekkaaral ndax nag roplaan demul roplaan dikkul feebar bi moom moo ko waral jàng ca kër ga muy école ngir ñëpp muy li nga xam ne moom la jaww ji ñu dénk wàllub njàng mi gis ne dina tax ba xale yi nga xam ne dañoo nekk ci kalaasu jongante war ko mën a lëkkaloo ak RTS ngir mën a wéyal seen jàng RTS nag daloo na ab ndimbal gu bàyyi ko ci kuréel gi ëmb ñu nekkoon ay ndongo ca lycée Blaise Diagne muy ay téere yoo nga xamante ne dina gën a tax ba journaliste yi gën cee mën a gëstu ngir nag mën a yaatal seen xam-xam dinañ ci déglu soxna Nafissatou Diouf ci kaddu directeur général bi ak nga xam moo teewal kuréel gi mbokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci tàmm bi ngeen tàmm seen télévision nationale la RTS nga di fi topp xibaar yi ci njëlbéenu xibaar li jëm ci wàllub feebaru Covid 19 bu coronavirus tolluwaay bi ci réew mi téeméer la ak ñeent fukk ak ñaar ñu jàpp ne tey jii ci samedi bi ci dimanche tey ji fukk ak ñaar la ñu gis ne ay cas yu yees lañu waaye ñaar fukk yi ak juróom ñaar tane nañu jamono ji ñu waxee nag fukk ak juróom ñoom la ñuy saytu di leen toppatoo seen wàllu wér gu yaram ñu ànd si Abdoulaye Diouf Sarr. tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di liral ci téeméer ak juróom fukki benn test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne cas contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii Sénégal ñaar fukk ak juróom ñaar ñoo ci wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid 19 bi. ki nga xamante ne rek loxoom jot na diggu ginnaawam te mu bàyyi ko réewu Chine di Jack Ma moom nag mi ngi wàllu réewu Afrique yi ci xeexum feebar bi moom nag moo taxawaloon Akat Baba mi ngi amee ab roplaan bu nga xamante ne rek capitalu réewu Afrique yëpp lay teer ngir nag jàpp leen ci ay jumtuwaay yoo xam nañ ci xeex bi feebar ñëw na nag ci Sénégal ginnaaw Sénégal ak Nouakchott dina dem ba Banjul ñoo ànd si ak Abibou Mbaye. jawwi Sénégal ubbi nañ ko ngir ndimbal di humanitaire ci jamono yi nga xamante ni bi Covid 19 tax na ñu tëj aéroport yëpp milliardaire bii di Jack Ma fekk baax ca réewum Chine moo jël ab avion def ci ndimbal loo xamante ni dafa jëm ci wàllu kol docteur ngir jàppale ko réewi Afrique yi looloo waral Sénégal jot wàllam. Delighted to serve this humanitarian flight for almost West Africa. ñun dañ ñoo sant ngir ñu séddale ndimbal li nga xamante ni bii mi ngi jóge ci Jack Ma mi nga xamante ni moo taxawal Alibaba suñu compagnie bi nag mi ngi am mbégte lool ci bokk ci ñi nga xamante ni ñooy séddale ndimbal lii jëm ci réewi Afrique yi mu am matériel boo xamante ni bii daa jëm ci wàllu kër docteur ngir jàppale réewi Afrique soowu jant yi ñu mucc ci feebar bii di Covid 19 ñu fas yéene ñun def liggéey boobu ba réewi Afrique yëpp ku ci nekk jot sa wàll. items about 100,000 kg. ndimbal lii Alibaba indi ci Sénégal firnde ji mooy président Macky Sall bi mu demee ca Chine daa dem visiter li nga xamante ni moo di caverne bu Jack Ma
mi nga xamante ni li muy liggéey ci wàllu koom bari na àgg na ci 20 milliards ci ay dollars yoo xamante ni bii dina ko am ci bénéfice at mu nekk. waaye tamit lu tolloog 1.6 million ci ay doomi Chine ñu ngi liggéey ci moom ci entreprise am loolu lépp nag di firndeel ni Jack Ma moom mi nga xamante ni moom Alibaba cargo bii mu yónnee ngir ñu jàppale réewi Afrique yi tax nañu ubbi frontières yi jaww ji te Sénégal kenn jëmul ñu des ci jamono yi nga xamante ni ñu ngi xeex coronavirus. tey la ñuy soog a jot premier vol boo xam ne ay don humanitaire yoo xam ne c'est dédié pour l'État du Sénégal donc vol bi don bi Chine la jógee donc ñëw na tey recevoir nañ ko ñu ngi war ni aéroport bi bien que c'est fermé mais am na ay vol yoo xam ne vol humanitaire wala ay vol de rapatriement. ñu ngi ñaan feebar bi nekk fii ci dëkk bi mu gaaw a saafaraw trafic bi gën a mën a ñëwaat exploitation bi ñëwaat trafic yi yokk aéroport bi tijji ñëpp delluwaat ci seen liggéey. avion bi nag bu jógee fii ci Sénégal mu ngi jëm ci Gambie. yaakaar mën naa dal ci gis avion cargo bu jógee Chine ñëw ngir jàppale Sénégal ci xeex bi muy xeex coronavirus. Abibou Mbaye dalu jooni gu ñu denk wàllu wér gu ñoom tamit ñu ngi wéy rek di dalloo ay ndimbal ambassadeur bu Chine fii ci Sénégal dem na leen jox ay jumtuwaay yu nga xam ne ko jëfandikoo mun a xeex li jëm ci wàllu feebar bi ñu déglu si Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Lamine Touré. matériel bi ñu jot am na ay masque am na ay kitu test am na effectivement lu ñuy wax des équipements de protection individuelle mooy yu ñuy sol bu ñuy def effectivement liggéey bi loolu yëpp ñu ngi ci biir ñi ñu ko baaxee nag dañu xam ne mbir mi du mbiru Sénégal rek du mbiru Chine rek mbiru àdduna bi yëpp ñu def effort boo xamee ne nag Afrique yëpp lañ ko defal ñu leen di gërëm nag parce que fi ñu toll nekk na jamono boo xamante ne jële matériel dëkk ba dëkk jafe na mais lépp lu ci war rek def nañ ko ànd seen ñun ba démb matériel bi mën a egsi fii ci Dakar ba ñu mën ko jël tey ma leen di assurer que ne lii ñuy jot tey danañu ko utiliser nu mu gënee pour que mu yegg ci structure de santé yi pour que personnel de santé yi mën ko utiliser nu mu gën a gaar mën naa wax say matériel bi war fu fanaan benn bés dafa war a dem très rapidement au niveau des structures. gel hydroalcoolique yi nga xamante ne rek ñu ngi ko jaay di ko jëfandikoo ci loxo yi ñu ngi koy jaay ci yenn boutique yu mag yi ci Dakar ci pharmacie yeeg ñu mel nit ñi nag ñu ngi dem di koy jëndi waaye li ñu bëggoon rek mooy ñëpp duppook njëkk li nga xamante moom la dalu jëruñ gu ñu dénk wàllu njënd meek njaay yi taxawal Anaïs Ñaañamaane. arrêté bi tënk njëgu gel hydroalcoolique daanaka ñi koy jaay bàyyi nañ ci xel bu baax ci jamono wopp bi di coronavirus. respecté nañu njëg bi te salué nañu sax le fait que bon ñu commencé bi ñu déggee ne ministre bi jël na ay mesures pour que nit ñi respecté par exemple les prix. li ñu jotagum am nag ñun ñu ngi koy waxuñu ne doy na mais dañ koy renforcer toujours ñu ngi continuer di commander. ci pharmacie bi nekk fii ci rue 22 respecté njëg gi yombul. ñun niñ ko jëndee mënuñu systématiquement ñëw rek wàcce prix yi noonu ndax état bi bu muy wax loolu pour ñu yemalee prix yeeg homologué ko wàcce ko boobu dafa xaw a yéex par fekk nit ñi def nañ seen stock ba pare mais quand même ku ci nekk jël nga ci yow li nga ko naroon li nga ko doon jaayee nga wàññiwaat ko donc wàññiwaat nga ci tuuti sax pour mu gaaw a stock boobu gaaw a jeex nga mën a en fait yeggali comme ni état bi waxee ñun ñëpp ñu accompagner. client bi moom jënd na gel bu bare ngir njabootam. jël naa presque 5 gel de waaw jënd naa 5 gel moom yoo xamante ne maa ngi koy utiliser bu baax waaw pour sama kër mooy génn ak moo ñëwee yëpp maa ngi koy utiliser. loolu kay c'est abordable fu mu toll nii moom ni ñu mën a wàññi affaire yi rek dañuy gën a dimbali suñu bopp dimbali waale askan bi rek ngir ñu gaaw mën a xeex feebar bi moo tax prix yi moom abordable na moom. ak njëgu gel yi ministère du commerce tëral produit bi am na bërëbu jaaykaay yu ko amul. muy lu doy waar ci jamono gi nga xam ne jàngoroy Covid-19 moo ngi lëmbe àdduna si. Anaïs Mané Badiane xeexub Covid-19 boobu ñu koy lawal ci diwaanu Ziguinchor rawatina nag ci département bu Bignona foofu nag maire bi ak ndaw yi dañoo ànd amal nag ay jumtuwaay yu nga xamante nañ ko def ci buntu dëkk bu nekk ngir nag tukkikat yeeg ña fa dëkk ñëpp ñuy raxas seen loxo ba mu set duppook digleek docteur ci gis-gisu maire bi nag xeex bi day woy Kaltom Gueye. kenn du dugg wala sax ngay génn Bignona te raxasoo say loxo
li nag mooy dispositif bi nga xamante ni maire bu Bignona daat na koy jël waaye nag yamul ci loolu kase. ñu defal ci junni nag ñu tas ko ci dëkk bi fépp foo xam ni buntu la bu nit mën a jaar dugg ci suñu dëkk walla génn teg nañ ko fa mu am ndox am saabu am eau de javel am kotol am mouchoir te ñu fas yéene dañ ne suñu mënoon su dee daf koy jar tant que jógewu fi suñuy jël alalu commune bi yëpp def ko ci amul priorité bu jiitu li ca lañ ne jeunes yi taxaw ci lool kuy dugg ci suñu dëkk dañ lay ñaan ca njëkk nga wàcc raxasu ba sa loxo set ñu jox la mouchoir nga fomp nga daal di dugg ci dëkk bi yàlla mi ngi ñu dimbali clients yi dugg ci dëkk bi ñiy tukki di ñëw kenn bañagul loolu la ñuy ñaan donc ci biir dëkk bi fu ne lañ ko teg hôpital gendarmerie mairie préfecture ci marché yi gare routière ci daara yi arrêt Jakarta yi ak fépp foo xam ni mbooloo dana fa daje. ndaw département bi nag ñoom ñëpp rek kenn ku nekk dugal na loxoom ci lu ni mel ñoom nag ñi ngi surveiller waaye itam fexe ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo di voyager kat yi rek kenn ku ne daal di respecter li nga xamante ni moom lañ tëral ñoom nag ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax. buñ gisee lii tam daf ñuy gën a yokk courage tamit ñu gën a sàmm suñu bopp lépp quoi bon buñ ko defee nii tamit ku nekk boo gisee sa morom def yaakaar naa amul benn ngaañ bu ci am quoi. mu mel ni feebar bi waaw la mu ngi noonu mu mel ni ku nekk yaa ci war a jël sa matuwaay ndax feebar bi moom yóbbuwul boppam nit ñi ñoo koy yóbbu bon buñ ko doxalee nii yaakaar naa yàlla dinañ ci dimbali bu baax a baax a baax a baax. kenn mënul xeex li nga xamante ni moom moo di Covid 19 nag te tënkuwoo ci lépp loo xamante ni rek ñu ngi koy tere waaye itam lépp lu jëm ci cat ak cell Bignona nag nekk na exemple ci boobu xeex. Bignona def benn activité bu rafet. foo gis rek si entrée Bignona ñu teg foofu ay bassines et cetera pour que nit ñi mën a raxas seen loxo raxas loxo yi nag dafa lu xam ne lu baax la lu ñu xam ne moo ñu aar loolu moo tax tey ma ñëw fii pour que au moins lancer message bi nga xam ne ñëpp war nañ ko mën a def mooy Sénégal bi yëpp ku nekk ku ko gis tey mën a ko def si dëkkam entrée sortie yëpp ñu teg foofu ay bassines nit ñi mën a raxas seen loxo bala ñu dugg seen dëkk. soo duggee ci dëkk bi nag foo tourné rek yaa ngi gis span yi nga xamante ni ñu ngi ci def ndox di ci raxasu ci hôpital bi ci kër yi ci buntu boutique yi waaye nag kii nga xamante ni moom moo di maire bi moom daal na jël dogal boutiquier yi ak boulangerie yi nga xamante ni defuñu lu ni mel su moytuwul dinañ leen tëj lépp rek ngir sàmm askan wi ndax yàlla muccal leen ci bile feebar. Kaltum Gueye lay Matar AIBD di ab aéroport bu nga xamante ni rek wéet na loolu Covid 19 bi nag moo wane boppam bu baax a baax foofu la nga xamante ne rek mooy buntu Sénégal ci boo ko jaaree ci jaww ji kilifa yi nag daal nañu ndogal ne rek roplaan dootul génn roplaan dootul dugg si roplaan yi jot a dugg sax ña nga sa suuf sa ne fa tekk te kaaral muy suñu grand format tey découverte ak Abibou Mbaye. aéroport bu taxaw. tour de contrôle bi daan joxoñ avion yi fi ñuy jaar amatul kenn ku mu waxal ñëpp dem nañu boo duggee ci aéroport la ne tekk tekkaaral comptoir yi ñi daan taxaw kenn nekkatu fa tapis bagage yi tukkikat yi daan jaar lépp taxaw na chariot yi parqué nañu lépp muy lu doy waar ci aéroport international Blaise Diagne bi nga xamante ni bii da daan xumb lool fi mu toll nii coronavirus bi mel ni ku fi romb bàyyi fi ay jeexital. métti rek parce que boo nekkee si aéroport nga ñëw chaque jour ay luy recevoir ay 3000 personnes bés bu ne nga jékki-jékki rek ne tekk rek forcément dafa am lu lay métti sa xol mais du neex ñu rek moo tax mu am parce que ginnaaw feebar bi jàngoro bu mu duggee ba mu am doole njiite dañu yaakaar ne kii fële ngi tëj aéroport pour xool nu ñuy gëstuwaat si mbirum jàngoro yi te loolu normal la te loolu ñu ngi koy appuyer bu baax ñu ngi ciy jàppalante ñun ñëpp boo leen gisee bu ngeen ñëwee tey dara lépp a taxaw amul chauffeur taxi amul boutique yi amul restaurant yi amul duty free yi parking dem ngeen ba piste amul dara parking yi vide loolu nag si kuy exploiter avion nag luy metti la parce que ñun même bu dul mbirum xaalis mbirum koom-koom booy liggéey aéroport dafay nekk mu nekk liggéey bu la neex mu nekk passion parce que avion passion la d'abord aéronautique passion la d'abord te boo ñëwee fu ngay liggéey te doo gis avion di yéeg di wàcc dafa am lu lay metti. avion yu Air Sénégal yi taxaw kenn déggatul ñu riir dematuñu fenn ñu daal di taxaw monter
compagnie bu bees bu ñuy doog a taxawal la passerelle yi nit ñi di jaar ngir dem ci roplaan yi gisatuñu benn roplaan taxaw fa. mais si waa Sénégal tamit parce que tey compagnie bu bees la compagnie bu ñu defar bu baax la am ay avions yu bees tàkk loolu tamit je pense ñu ngi ciy saluer tamit nguur gi loolu bu ñu ko bloqué même bu dee avion boo ko bloqué wasal benn jour sax baaxul surtout ay semaine mais ñun rek lu ñuy ñaan dañuy rafet njot si mbir mi que rapidement médecins yi ñi nga xam te ñi ngi def liggéey bu am solo dañ trouver solution pour que tey aéroport bi reprendre dynamique am ñuy buuxante ñun tant que gars yaa ngi buuxante fii lu moo ñuy neex. lenn rek lañ ci mën a rafetlu mooy ñenn ñi fay liggéey ñoo ngay raxas ak a bale ak a setal ak tamit taal machine yi ngir fexe ba benn du ci yàqu setal ngir bañ a may fu mu jaar lii di coronavirus. forcément il faut nga am ñuy liggéey parce que boo xoolee tey si opération baa ngi dox parce que aéroport bi tëjuñu ko c'est important aéroport bi tëjuñu ko dañu suspendre ay vols si ay destination mais tey boo xoolee fu mu toll nii fret baa ngi dox vols spéciaux yaa ngi dox évacuation sanitaire yaa ngi dox mais ginnaaw loolu am na ay cargo yu fii wàcc ay vols spéciaux yu fii wàcc ay rapatriement yu am ay compagnie yi dem di yóbbu ay seen i doom yi nekk fii Sénégal leen di rapatrier mais loolu nag lu tuuti la si li nga xamante ni moo di exploitation aéroportuaire daanaka tokk la rek si biir géej. benn télé ci aéroport bi ñu mën cee liir ay digle dem leen ci jàmm te delsiwaat léegi te fekk ñu fi ci jàmm ak wér gi yaram. doy na waar Abiboulaye jàng ca kër ga école ngir ñëpp loolu la dalu jëwriñ ko ñu dénk wàllu njàng bi gis ne buñ ko taxawalee dinañ mën a jàppale gone yi nga xamante ne ñu nekk classe jongante ñu mën a wéyal seen njàng ca kër ga lëkkaloo si nag ak université virtuelle du Sénégal ak radiodiffusion bu Sénégal nguur gi lu ñu bëgg mooy jàppale xale yi rek bu ñu wéyal seen njàng ca kër ga Fatoumata Savané. collaboration bi am diggante université virtuelle ak radiodiffusion télévision sénégalaise ngir nag mën a doxal li nga xam ni projet boo xam ni la ki nga xam ni mooy ministère de l'éducation nationale moo ko teg mu ñor ko lool mbir mi nag apprendre à la maison l'école pour tous lañ ko duppee mu mel ni rek dañu bëgg teg plateforme boo xam ni xale yi dañuy toog ca kër ga di jàng école ci télévision. lëkkaloo bi dafay dajale ministère de l'éducation nationale bi nga xam ne presque ci wàllu njàng mi li ëpp ci élèves yi ak école yi ci moom la dépendre ensuite UVS ñëw parce que ku ne xam ne ni ñoom dafa am benn xarala boo xam ne am nañ ko ci wàllu njàng moo xam ne mi dafay xaw a sore maanaam enseignement à distance RTS ñëw na gunge ñu ci lépp loo xam ne lii mooy technique mooy diffusion mooy aussi connectivité ak yëpp donc loolu dañ koy rafetlu bu baax li ci gën a neex mooy dafa mel ni tey jàpp nañu ni Sénégal dëgmal na projet boo xam ne bii lépp lu jëm ci wàllu njàng mi ak formation tey am nañu suñu kanalu bopp te loolu je pense que dañ koy rafetlu bu baax lépp loo xam ne lii nag dañ koy def ci canal bi nga xam ne moom la ñu RTS yombalal day doon loo xam ne li qualité lay doon parce que yàkkamti wuñu ko dinañ ko togg ba mu ñor ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu njàng mi ci wàllu éducation nationale dinañ ko saytu ba valider ko su ko defee nag ñun lu nga xam ne nii moo jëm ci togg ko yàq ko nag ba nit ñi mën koo jëriñoo loolu moom suñu mbir lay doon muy technicien RTS yi muy technicien DRTS muy technicien wu UVS donc lépp nag ci li nga xam ne lii rek mooy portage wu ministère de l'éducation nationale. réunion technique bi ñi ko bokk ñooy ñi nga xam ne rek ñoo ñi ŋànk projet bi bëgg cee jàppale bu baax ki nga xam ni moo ko teg di ministère de l'éducation waaye RTS nag ak université virtuelle du Sénégal ñoom ñoo war a teg li nga xam ni mooy plateau technique bi war a tax ñu mën a accompagner projet boo xam mi ngi soog a am. xam ngeen nag loolu buñ ko xalaatee dañuy xalaat ñaari institution yu am solo d'abord radio télévision sénégalaise ndaxte bu ñu waxee maillage du territoire dans le domaine de l'audiovisuel public mënuñ ci génn RTS maanaam moom mooy occuper tey leadership bi mënuñ ci génn tam ku ñuy wax université virtuelle du Sénégal. projet bi nag tey dañu ñëwoon mu nekk suñu ñaareelu réunion bi nag maanaam réunion comité technique en charge de la stratégie du projet apprendre à la maison l'école pour tous comité bi moom mooy nasaka nocci xalaat yi nga xamante ne ni bu ñu maanaam bu yewee ne dinañu mën a tàmbali projet bi maanaam xale Sénégal incha allah amul xaaj ak seen ku ci nekk boo taalee sa télé nga dugg RTS wala nga dugg ci beneen canal bi nga xamante ni RTS mi ngi koy waaj a génn da ngay suivre ay programme maanaam da ngay mel ni yow yaa ngi classe. projet bi nag li mu bëgg njëkk def mooy rek daa dee gunge xale yi nga xam ni dañoo nekk classe d'examen ñu ci mel ni ñi nga xam ni ñoo nekk CM2 nekk 3e ak it ñi nga xam ni ñoo nekk terminal.
Fatoumata Savané beneen kuréel la ngi mooy kuréel gi ëmb ñi nekkoon ay élèves ci lycée Blaise Diagne ñoom nag ñoo indi ay ndimbalu téere baaxee ko waa salle de rédaction bu journal télévisé wala it bu chaîne publique maanaam mën a nekk journal télévisé ak journal parlé lépp loolu nag dina tax ba journalistes yi gën a si mën a gëstu ngir gën a yokk seen xam-xam waa direction générale bi rafetlu ko loolu luñ ci def déglu si Nafissatou Diouf muy wax ci kàddu directeur général bu RTS ak Déthié Ndiaye mi secrétaire général bu kuréel gi ci micro Fatou Diouf. ñu bokk ci ñun nekk ci tugal ñu fàttaliku seen lycée fàttaliku seen dëkk jàpp ni lu ñu mën a def war nañ ko def ci noonu ñu fexe ba amal ñu 4,6 tonnes ci ay livres yu am importance yu jógee ci revue bu ñuy wax présence africaine ñu ni dañ ñu koy may bi noonu nag lañ ne woon yéen tamit nañu fexe ba presse bi am ci am ko ci nekk seen bibliothèque yi ngeen am ci seen salle de rédaction yi ngeen mën a am ci livres yi. nga xamante ne nag ñoom ñooy taskatu xabaar yi ak it képp koo xam ne dafay liggéey ci wàllu tas xabaar xam nañ ne ñoom maanaam bu fekkee dinañu respecter règle de confinement yooyu lu ci ëpp il faut ñu dem ci rédaction yi liggéey yi waaye tamit lu ci ëpp aussi dañuy gëstu saa su ne bu ko defee livres yi monsieur Racine Talla ne dina tax de li nga xamante ni moom mooy confinement bi du tere ñuy gëstu du tere ñuy caytu li nga xamante ni moom mooy tax ba seen xam-xam yokk donc daal livres yi ci ay tënk nekk na loo xamante ni RTS lu mu soxla la waaye itam nekk na loo xamante ne ni monsieur Racine Talla mi ngi koy rafet. mbokk yi li leen loon ci ay xibaar doo leen ko jottali ñu ngi leen di gërëm ci seen teew di leen ñaan ba ci ku jàmm salaam.